jërë ngeen jëf ci seetaan beeg déglu bi mbokk yeeg xarit yi daleen nag jàmm ci seen émission sortie nag bi la yoon Pape Maguette Gueye du leen présenté suñu invité bi ndax ñëpp a ko xam ràññee ko bu baax ci réew mi ak àdduna wërngal këpp kooke di maître El Hadj Diouf nekk avocat à la cour waaye itam jiite parti bii di PTP maître ma nuyu la dalal la bàyyi la nga nuyoog suñu auditeur ak téléspectateur. Ndeye Fatou maa ngi am mbégte di la teeru fii sama kër. C'est pas la première fois ñu jànloo. ci sortie muy mbégte bu rëy ndax rek lu leeral askan bi. dimbale ni ko dem si yàlla si Lamine Niass nga may ma ñaan yàlla yokk leeram. yàlla fay ko xolam rafet ba. di saan fajar ko jot bu ma jàppee wal fajari ci moom lay jàn lool. mu di ma woon yoonu yàlla. di ma wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. muy koo xam ne kenn mënu koo remplacer fii ci Sénégal. vraiment Sidi moom dañ koy jooy rek bànn bi tukki. waaw maa ngi koy wax sama xol baa ngi fees. dina gërëm yéen ñëpp ya fa nekk. di ñaan yàlla jàppale leen nag ngeen gën a jëm kanam. amiin amiin ñu gëj a toog nag loolu wax nga ko c'est pas la première fois nga ñuy dalal sa kër ñu la ciy jaajëfal bu baax rawatina émission sortie mais da nga xaw a gëj a génn ci émission yi lan moo ko waral. waaw xam nga da ngay dem ba yàgg. li ñuy wax taxaw seetlu dafay baax. ndax xëy na dama xëroon xër boobu mu mel ni man maa bëgg di wax rek. mu daal di indi yomb. Sénégal boo yombee. day indi xeebaate ak yabaate. ku leen dul faale li ci ëpp. ak ki créé benn mythe ba kenn du ko jege. du ñemee dem débat. du ñemee tox ak beneen nawleem ñu xool confronter idée waaye day oote rek wax dem yoonam ñooñu ma seetlu ñooñu lay gën a faale. même yow mi nekk assemblée di leen xeexal suba ngoon ñu ci bëri amuñ fulla xam ne bañ assemblée ba nga nekkoon xooloo Macky Sall xooloo Ablaye Wade. askan bi rek nga doon xool. ba Wade mere na la fa waa kër Macky Sall mere nañ la fa. ku ne agressé na fa El Hadj Diouf ci nguuru Ablaye Wade comme ci nguuru Macky Sall. am ñuy waane lu naan dañuy ñam keneen koo xam ne yaakaaroon nañ dina leen fa nekkal. ñu dem ba ci biir ñun dañoo yaakaaroon dinañu waxal sax luy sax ñëw assemblée far. yow ma fa nekkoon dañuy bëccëgal dañu fanaanal dañoo sàggan ba nga rëccuñu. ma ne waaw léegi nag bay wéy na mbuus man de maa doon sacrifice sama cabinet avocat. di nga xam ne moom moo ma yoree de soldu député mënu maa yor. sacrifier sama njaboot nekk assemblée dina xeexal suba ngoon. léegi yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko te xam na ni man li ma arrangé. du loolu yàlla jëlee ma fa ci jàmm ma di ko ci gërëm lool may toppatoo samay dossier gën a nag mën a am lu ma suturloo. kon yàlla buy defar day mel ne koy yàq. booba nag am ñaa nekkatul député ma ne nekk député ba ci man mission la woon boo xam ne damay wàññil alal teg ma coono àddina ñu di ma agressé di ma jéem a dóor ma saaga fu ma toll askan bi jaral ma ko léegi yooyu yëpp amatu ci maa ngay dem recevoir samay clients ñu dama fay xaalis ma ne dëgg-dëgg yàlla mooy buur est-ce que mérité nañ ko yàlla rek xam mais waaye maa ngi bëgg sama réew ba léegi nag yaa ngi bëgg sa réew ba léegi waaye au plan politique nga am fi position boo xam ne dafa jaaxal bett ñu bëri muy présidentielle bi ak ni nga meloon nag régime président Macky nga dem di ko soutenir pour deuxième mandat. nan laa meloon nag régime président Macky. bëggoon naa nga jàkkaarloo nga ak ñoom. jàkkaarloo nga ak ñoom jàmmarloo nga ak ñoom. bu wóor. défendre ay adversaire u président Macky. bu wóor. waaw ñu xëy présidentielle nga dem soutenir ko. voilà xam nga nag question bu ma neexee ni mosuma am bu ni mel boo juddoo ba léegi. na question bi nga posé. dama ko yàkkamti woon pour leeral sénégalais yi. ndax dañ nekk ci réew moo xam ni dafa ndóol. ndóolul ci ñàkk alal. dafa ndóol ci xam-xam. nit ñi amuñu xam-xam. waaw Sénégal bii. même yow amoo xam-xam. ndax question bi nga posé. mooy xamaloo lu bëri ci politique. ah oui. daa la leeral tey. dama laaj ndax man transhumant la bala may avancé
ah man xamatuma sax fu ma lay féete. xam nga yéen Sénégal yi ndax man El Hadj Diouf transhumant la man de 2012. dama ànd ak ku ñuy wax El Hadj Macky Sall. ginnaaw ma ànd ak Moustapha Niasse premier tour Benno Siggil Sénégal. Macky Sall am 26%. nekk deuxième. ñu dem deuxième tour ñu dem Radisson. sos la ñuy wax Benno Bokk Yaakaar. ñu nag Moustapha Niasse dem si yàlla si Tanor Dieng yàlla ko yàlla xare àjjana mooy maa ngi koy ñaanal. di ñaanal sama tonton Jacques Diouf. ndeysaan ku ma bëggoon ku baax. yal na yàlla yokk leeram. xare ko àjjana bu gën a kawe. ma ne alors deuxième tour bi. ñu boole sunu doole def campagne maanaam Macky Sall Niasse ñu dugg Saloum Kaolack ay Nioro ay Kaffrine ba Macky Sall falu. xanaa fàtte woo ne maa doon avocat gouvernement bi nag. xanaa fàtte woon ne bi ñu jàppee Karim Wade nag maa doon avocat état du Sénégal nag. ndax boobu ñoo daane ñoom Karim Wade ak baayam. état bi jël ma nag comme ñoo ànd gagné. état bi wóolu ma jox ma dossier état bi. xanaa ko xam nga du transhumant. léegi état boobu may défendre. ndax suma xarit Macky Sall yàgg naa ko suma xarit la. même bu defee dul noonu ma def suma xarit la waaye d'accord ma ci li muy def. waaw ma fal Macky Sall 2012. day faatu diggante 2012 ak 2019 amul benn élection présidentielle de. déedéet. d'accord loolu laa bëggoon xam. waaw 2019 jot. rëbb rek fa ma nekkoon ma nekkaat fa. fan laa jógee kon pour fekki Macky. mais entre temps da nga jàkkaarloog président Macky bi ngeen defee défense su procès Karim bi ñu leen fayutee. ah mais toog nañ. non dafay fay non bul jaxase ay wax. moo tax ma ne bëriwul xam-xam dama lay leeral tuuti. li tax ma posé question dama bëgg a leeral foofu Sénégalais yi. nangu leen Sidy Lamine Niasse yàlla ko yàlla yërëm. nangu leen amul ñett Sénégal ñaareelam mais Me El Hadji Diouf. lu ñu ànd ak yow. lu ñu la jàppale ba nga falu. bu dëgg jotee jox la ko. est-ce que wax ni dëgg dafa tax nga contre ko. Sidy Lamine Niasse ku falu rek damaa contre. yow it damaa contre mu jigi Macky Sall. et si dafa tëdd muy dégg mu may gis loolu la ma bëggee woon. keroog bi ñu ko mujjee jàpp maa dem Kaolack def conférence de presse de Modou Mokhtar Sarr coordonné ma ñu synchroniser rajo beeg télé bi. ma ne Macky Sall mayu ma la ñu tëj tey Sidy Lamine Niasse am na wala amul. c'était le 31 décembre. da nga fàtte boobu. déedéet. te pourtant Macky Sall Sidy daf ko jàppale parce que Sidy dafa def ay manifestations place de l'indépendance contre Ablaye Wade. ay mbooloo junni nit ñëw fa. am na wala amul. ba Macky Sall falu. ci la gën a aaye wala gën a aay. waaye man El Hadji Diouf li nga xam ne Sidy noonu la meloon man noonu laa mel. ànd naa Macky Sall waaye ba mu ne Yaya Jammeh na génn Gambie dama ne ko déet. ma ne li ma jàng ci droit constitutionnel réew mu nekk dafa am souveraineté. benn président amul droit ne président beneen réew di nga dem wala mu yónnee la ay chars de combat nga able. bi ma toogee gi ñu jàpp Khalifa Sall. ma ne ko président lu Mamadou Diop def yàlla ko yàlla yërëm moom it. Pape Diop a ngi nii moom la def parce que caisse d'avance noonu la ñu utilisé dugub Diop ak ceeb boobu ñuy wax Khalifa Sall sosu ko fi la ko fekk pour ñu jox ko fonds politique yi noonu lay génnee ci Pape Diop ci Mamadou Diop ñoom may Touré fële leen Khalifa Sall fekk yoo doon def même procédé bi depuis Pape Diop depuis Mamadou Diop kon Khalifa Sall lan la def pourtant boobu maa ngi ànd ak Macky Sall ba tey. waaw ànd ak Macky Sall di nga wax dëgg dañu wax am na ñaar El Hadji Diouf Sénégal da am na. ñi ngi dem ba mujj gi même bi ñu yokkee député yi assemblée nationale. pour am groupe parlementaire dama ko xeex. ma ne c'est un recul démocratique ndax de 10 députés ñu daal di 15 députés pour am groupe parlementaire en plein jeu ñu changé les règles du jeu. temps Moustapha Diakhaté dama ko xeex ci boobu maa ngi Benno Bokk Yaakaar. looloo taxoon. pour am indépendance totale à l'Assemblée pour bañ ñu ne ma dañu laa may sa député gi moo tax waaye waroo wax lu la neex. da ngaa war a aligné rek ma dem def coalition leeral am député. dafa ñëw Moustapha Diakhaté du dëgg. waaw léegi pourtant boobu maa ngi biir Benno Bokk Yaakaar de. Élie Jean Malo sama adjoint mënul siéger secrétariat Benno Bokk Yaakaar. te man maa ngi nekk non aligné à l'Assemblée député non inscrit à l'Assemblée.
te maa ngi biir Benno Bokk Yaakaar askan bi jaral ma bañ a am poste vice président assemblée poste secrétaire amoo fa dara. ndax dama neutre nekk non inscrit pour mën taxawal askan bi nekk député askan bi te groupe parlementaire bi bokk mooy bu askan bi. pour man mooy non inscrit kenn du la utiliser. mënoon naa dem ba groupe parlementaire u Benno Bokk Yaakaar noonu la ko Serigne Moustapha Sy Djamil defee. Serigne Mansour Sy Djamil ak ñeneen ñu bëri ñu demoon ay ñoom Diop Sy ay Ablaye Makhtar Diop ñu bëri dañu dem rallier Benno Bokk Yaakaar. te ma nekk Benno Bokk Yaakaar mais ci biir assemblée ma ne déet nag gars yi parce que bëgguma ngeen def loo ma loo xam ni gëwuma ko damay libre. ba bëgg Sénégal yi xam kan mooy El Hadj Diouf tey jii mu leer naññe. waaw mais léegi pareeguma. fii dafa solo dama ne question bi bu ma dàqal dama def ci télé ba léegi mooy question ba dàqal ci àdduna bi. léegi. ci point yu bëree bëri. muy Khalifa Sall muy Gambie muy bi jàppee Bamba Fall. waaw Bamba Fall. ñu ne assassinat. may dem les vendredis de Médina les vendredis de Bamba Fall à la Médina à la mairie de la Médina. ndax Bamba Fall gisuma mu assassiné kenn. loo xam ne tout ça c'est politique. te peut-être boobu man maa ngi nekk Benno Bokk Yaakaar. lépp lu ma gis loo xam ni. day yàqal Macky Sall ma ne ko déet Macky d'accord Macky damay taxaw reyanteeg moom. kon mandat bi yëpp dama nekk genre sentinelle. de la démocratie ak défenseur de Benno Bokk Yaakaar fu mu bëggee def déviation ma ne ko déet parce que dama jàng ci français ñu ne qui aime bien châtie bien. mooy sa génn gi xasaw ne sa doomu ndey mu la koy wax. ku ne sangul sa taar la bëgg. kon boo nee Macky Sall li nga def lu yoon man taaram laa bëgg kon kay contre ma ko. buñ ma boolee ñi nga xam ne moom moo leen daaneel. ñoo jógee PDS fàq wuti si ko ñooñu ay transhumants lañ. ñooñu amoon doomu tànk bu ne daanoo ak Abdoulaye di daal di nërmeerlu ñoom ñoo daal wuti Macky Sall. waaw mais foofu c'est important. waaw c'est important. man damaa nekkoon contre man nekkuma woon ci beneen camp contre Macky Sall ba Macky Sall gagné mu ñëw ne ko Macky dimbali ma ñëw ci yow man dama nekk Macky Sall mu gagné ñu ànd gagné. ma nekk ci wetam nekk avocat am nekk avocat même Marème Faye Sall jabaram am na wala amul. ba pare dina wax dëgg ba biir Benno Bokk Yaakaar gars yi di ma mere. waaw mais boo gisee ay erreur ci gouvernance am rawatina bi ñu ko tegee ci bopp réew mi mu décevoir yow wax nga ko ci yenn façon doxalinam rawatina ci wàllu liberté ak justice lan la war a convaincre ba nga koy soutenir pour un deuxième mandat. ñàkk xam li waral bëri na. loolu tax ma ne day faatu. yow jàngoo politique. amul problème man say grotte moom pare naa pour di ko dékku. ndax wéq sa doom wala dóor sa doom. tax na nga génn ko sa kër définitivement waaye wuti doomu jàmbur ne doomu jàmbur laa bëgg. ndax am na ci point yu bëri yoo xam ne Macky d'accord ma ceeg moom dama ko wax. mais am na point yu bëri ànd naa ceeg moom dama ko wax. mais yi nga wax saafarawul ba tey Khalifa Sall mu ngi ci kaso bi. est-ce que bu saafarawul rek. man dama war a bàyyi Macky Sall est-ce que loolu mooy condition bi. c'est-à-dire benn point bi d'accorduñ ci. deuxième point bi Yaya Jammeh d'accorduñ ci. Khalifa Sall d'accorduñ ci. te maa ngi di wax jafe-jafe yi dégg maa ngi ko assumé ba léegi dama ko assumé. ànd ak président mu nekk actuellement au pouvoir am moyen yëpp ma ne ko ba léegi président d'accord wa yow ci Khalifa Sall d'accord wa yow ci Yaya Jammeh. ci ànd ak moom apparemment nee ma kenn ñu mën ko cee wax. waaye nañ ma nangul rek sama fit nangul ma sama indépendance ngir yàlla nangul ma sama liberté waaye. mais affaire Khalifa Sall ba tey dégg nga li ci président wax nee na saa yu ko bëggee fu mu ko soobee ci la koy may grâce ban commentaire nga ciy def. dëgg la wax. léegi weddi ko yow dama libéré Khalifa Sall yow. président libéré Khalifa Sall. non waxuma loolu dama yoon day faatu. waaw wala kenn Sénégal. ku am doole ji am moom président Macky Sall dana libéré Khalifa Sall seet. déet kenn mënu ko moom fi mu. kon wax na dëgg c'est-à-dire xam nga Sénégal si réewu naa fekk la. c'est-à-dire président ni muy waxee rek xëy na ak fa mu waxee mais li mu wax dañ ko weddi li mu dara du ci fen. kon day wane ne ba léegi kon ci sañ-sañam ak volonté moo bàyyi Khalifa Sall. waxu ko da leen a wane ñi wër di wax ak dépression pour ñu fa ñoom ñoo tax mu bàyyi ko. nañ téye seen làmmiñ mu bàyyi ko ñoom ñu ngi yàqal Khalifa Sall. maa ngi ñaan suma xarit Macky Sall. bul topp ñii di wax xam nga ne doo seen morom yaa leen mën yaay champion du Sénégal wax naa la ko ku fiy bal la balu day tiitaru rek
magam kilifaam yaa ko duma. mais champion bu jàpp adversaire yu mag yi. tëj leen ci kaso ñii mu exilé ko. waaw loolu beneen débat la. ñu ci grâce léegi xam nga bu leen di delloo mbir dañ koy dépassé xar day weesu mbote. lim moom li ko yàlla may constitution sénégalaise may ko ngir yàlla dañ ko bàyyee bañ a def benn pression kuy ñaan doo def pression kuy ñaan doo saaga kuy ñaan doo menacé Khalifa ñaanul de mais ñi koy ñaanal ak di ko waxal di ko yàqal laay wax dañ téye seen bopp. Macky Sall bàyyil Khalifa ngir yàlla ndax jullit nga te am nga yërmande pour topp ñii. même bu dee ni nga koy waxee am na ñoo xam ne ñoom ñu ko gisee neneen parce que dañ la bañ waaye li nga wax dëgg la goo xam ne kii mënu ci dindi virgule. yàlla la fi teg. waaw bu fi tegoon tey ma grâce Khalifa. kon yow rek yaa am pouvoir de grâce te yow dëgg la soosoloo dara amul dara loo xam ne lu moo ko am gannaaw yàlla ak yonent. dëgg la. waaw moom mi nga xam ne mooy magu Aliou Sall parce que affaire Petro-Tim 10 milliards de dollars yi nga xam ne mooy scandale corruption biñ ci wax. liñ ci mujjee def moo di Aliou Sall wàllu corruption ger kenn du ko toppee et que dossier bi plainte bi alxam lañ koy mujjee def loolu nag mooy nagam xol yi soo ko comparé ak 1 milliard 800 yi nga xam ne moom la ñuy wax ci caisse d'avance affaire Khalifa Sall. kon yow Aliou Sall dafa jël ay milliards. 250 000 de dollars yi ñuy wax de moom mooy 150. millions de francs CFA Sénégal da koo gis ci benn compte bi waa dig def enquête. da gis ko ci benn compte. Agritrans bi mu moom. waaw da nga ko ci gis. ci Agritrans bi mu moom. waaw da nga ko caa gis. ci société am. da nga ko caa gis. maître kii Amidou Kassé sax waxoon na ko El Hadj Amidou Kassé dëggaloon na ko ne virement boobu am na ci compte Agritrans. bàyyi leen lu yomb. ma dama bëgg journaliste digne. xam nga lu journaliste digne digne ñu nag mais. xam nga lu journaliste digne. mooy journaliste bu am rigueur. xam nga El Hadj Amadou Sall wax na. waaw Amadou Sall. saa bu génne benn firnde bañ dàq ko place am. déglu rek de. El Hadj Amadou Sall moom lan la ci Agritrans dafay liggéey ba pour am këyitu Agritrans. nee na Aliou Sall moo ko confirmé. teg maa déglu bu ñu werantee bu leen di jël ay fen yu ni ñuy fen ci tali bi di ko wax ci ay émission rafetlu leen xalif général bi si télé actuellement ak kilifa yi Tivaouane yeeg Touba yi te xool télé bi di ci seetal Walfadjri mu leen dugal ci ay ñoo xam ne ay nar la ay kàcc yu wóor la ci ay nopp nit dama ni kan moo génn benn virement ni virement baa ngi nii bis tàggat ko Agritrans Amadou Sall wax nga ko xamul bañ dàq ko place am léegi ko kii kay Aliou Sall moo am xaalis bu ñu indi ci compte am ñu ko waxoon ñoom Mamadou Lamine Diallo ñoom ñoo ñu groupe boobu du yeneen laaj ñu joxoon preuve bi yéen ak ndaw soo su jógee BBC ay da ngeen agent kase mi juum moom ci moom ngeen di wéeru ki wax balaa bu kii ne lamb loxo ne moom moo suma loxo xam nga ni Sénégal daal moo yomb yow ñoom ana jàmm di kase liggéey Agritrans ma su liggéey ci pétrole bi xamul timis nee na Aliou Sall ndangam nii rek ngeen non yéen daal xam nga man Sénégal suñu mais position bi mu am ci état ak ni mu jegee famille. non bu dee ak foofu loolu waxi dof la. waaw waxi dof la. ki ngay fréquenté ki ngay képp koo xam ne ci ay Amadou Sall ngay El Hadj Amidou Kassé. ngay sukkandiku naan neewoon na Agritrans bu virement bi am na yow doo nit. laaj ma du tax. man avocat laa de laaj ma du tax doo nit. débat bi du foofu xam nga débat au tribunal lan la mooy preuve dañu ne juriste kenn tëj ñi tey déwoo preuve. wax na rek ñu ne daal tëj. xam nga la preuve yow en droit. waaye léegi appel à témoin bi nag moom. xanaa du foofu lañu foofu départ bi bul tëb lii ma lay wax nga xam ne daf la xaw a déranger. dama ni Ndeye Fatou. Sénégalais yi laa bëgg ñu yeewu ndóolu xam-xam ba moo metti xam nga ay Amidou Kassé Diouf wax lu mu xamul bañ dàq ko place am taxul Aliou Sall kaamil moo gën a foo xanaa yow justement xanaa gëmoo yàlla Amadou Sall kii nu mu tuddee xale bi Sall rek ko. Aliou Sall. jël lu toll ni kaamil. man de fekkew ma. mais gis nga ko. wóoruma de. dama ne gis nga ko ci télé yi wala gisoo ko. wóoruma daal. non dama la laaj rek ci télé yi. aw ma ci benn firnde te du ma ci wax. waaw dama ni ña demoon ci conférence de presse bi gis nañ ko à la place dafa waat. conférence de presse waateewu ko fa de. waaw daa woo waa Dakar ak tu jàkkaarloog ñoom waat. déet defal naaj buñ nekk ci bu dégg ci dabaay jàkk fayda yooyu. dama ne daal Aliou Sall amul ku ne gis nañ ko bu tim télé bi tuur ci kaamil bi waat ni dërëm bu Frank Timis masul dugg Agritrans waat ko ci yàlla ci kaw kaamil dóor ci kaamil bi léegi nag ngay wax ay waxee Amidou Kassé mi wax Amidou Kassé liggéeyul Agritrans liggéeyul ci Timis kii waat ne man mii moom Agritrans bu dee dërëm Timis corporation masul dugg Agritrans jël dóor kaamil ni barke alxuraan loolu amul nga bëgg a gëm waxu bu dee nag yow gëmoo yàlla yëfër ga kon waxi Amidou Kassé boo xam ne kenn xamul lu ko wax nag xamoo nag dafa tàggoo sagom bis boobu xamoo lu muy wax lan la
nga bëgg jël waxam boobu teg ko ci kaw ki waxi kaamil man ñaari wax yëpp sax intéressé wu ma xam bon bien alxuraan intéressé na ma xam lu ma intéressé. man juriste la preuve firnde virement day am kayit. xam nga ne pardon suñu ndóolu dof gi suñu ndóolu ñu ndóolu xam-xam moom métti Sénégal mais virement yooyu enquête bi. virement moom lañ wane nañ ko ci enquête bi bisi bi de. enquête bi suñu naataango bi Mayeni Jones wane na ko ci biir enquête bi. xanaa wanewul dara yow it nag xam nga li gën a neex. bu doon wane na ko xam nga wane ko loolu du dëgg parce que bu ko wane woon danga naa man tey El Hadj Diouf gis naa ko. man gisuma ko parce que jot amul yow déggoo ma de. Sénégal daal fenn nañ fi bëgg a jël di ko lawal ba mu nekk dëgg dama ni la. comme dinaa ñëw ci Mamour Diallo après bu ñëwee ci Sonko. waaw xam nga fenkat yooyu bees yooyu nekk Sénégal opposition fenkat lañ am. lu leer laa wax man du ma opposant man damay nekk au pouvoir di wax dëgg bañ foog ne opposant la loolu moo baax ci réew. waaye bañ nit tax di ko fenal di ko sosal wala sosal rakam di fenal rakam loolu àq la bàkkaar. waaw léegi l'enquête bi fi mu mujjee est-ce que jaroon na ko ñu koy door di def ay appel à témoins yooyu noonu. d'abord enquête bi pare ko maanaam fu mu mujjee. xam nga ne Fatou lii kat moom moo war a jàngiwaat tuuti droit jàng lan la procédure pénale dossier bi ñu jox juge bi amul njëriñ di. teg maa déglu day. waaw bul yàkkam di xam nga yow dañ la yóbbaale bàyyi ji la yóbbaale ñi amul xam-xam bu ñu la yóbbaale ngir yàlla jéemal am xam-xam. mun dem di la manipuler dossier bi jeexagul dañ ni dugal nañ xaalis Agritrans dégg nga réquisition am na ci banque yëpp amul fenn fu ñu envoyé Agritrans xaalis xam nga BBC déjà kàcc na kàcc bu rëy foofu BBC li tax ñu wax daa leen wax lii këyit bu la yi moo tax ñu wax def reportage daal la koy une la après ñiy financé Sonko ci campagne électorale bi waa Tullow Oil yi bëggul jox leen pétrole bi te jox ko Franck Timis bi doon liggéey Aliou Sall ñii ñoo indi sos yooyu ak fen yooyu ak kàcc yooyu te naa ko leeral yëpp mooy waa Tullow mooy waa Tullow mi ni waa Tullow xaalis bi la ñu away Ousmane Sonko xaalis baa ngi nii ak turu Ousmane Sonko danaa ci ñëw léegi ci kanam tuuti bu leen nangu ndax ci ëpp de waaye gars yi waaw lu bëri na ngeen ko xamul xam nga dama ne moo tax ma ne ndoolu ñàkk xam-xam mooy jàngoo arab jàngoo tubaab amuloo xam-xam àddina ñu di la nax ci lañ nekk actuellement ci Sénégal mën na la firnde man juriste bu ñu nee dañ ni Agritrans dañ ko viré xaalis Aliou Sall bu ni Amadou Kassé waxoon na ko neen firnde bi bis sàngam ci weer sàngam xaalis bi dugg na ci compte sàngam ci banque sàngam bu Aliou Sall xam nga vraiment boo jàngee droit dafa neex waaw droit di laaj preuve waaye naan Amadou Kassé neewoon na loolu ay wax ñàkk fayda la fa mu toll ak na mu doon ci. du dara même ko président Macky Sall waxoon. ki amul preuve kenn du ko considéré comme preuve. d'accord ñu jàll ci leneen nit ñi dañoo war a yeewu. ay diw de nee na mais lu virement xaalis kay day am trace. comme ñoo ngi ci wàllu yoon. xam nga lan mooy relevé bancaire. waaw ñu des nag ci wàllu yoon. quand même mais ngeen mel ne relevé bancaire amul réquisition banque amul. ñun enquête bi. ndax bëgg lu yomb naan Amadou Kassé waxoon. ndax daa fekk rek. waaw li Youssou Ndour waxoon bu fi yemoon sax mu neex fi ne enquête bi moom bu fi yemoon sax mu neex ñun fi ne pare nañ ci loolu ñu ngi jàll ci leneen wax na. enquête boobu noonu. enquête pareegul yow it. déet pareegul waaye ñun fi ne nii ñu ngi jàll ci leneen. xam nga dañoo war a jàll ci leneen xam nga dañoo bëgg a jàll ci leneen. xam nga lu amul boo ci enquête. xam nga sos boo ci enquête looy am sos lu ñu sos boo ci enquête da ngay gis dara. ay fen yu wóor ay nar yu wóor ay kàcc yu wóor billaahi wallaahi taalaay moo tax Aliou Sall dóor ci kaamil barke yonent bi. man de sa waat bi moom mën naa gëm ne waat waaw waaw jugal fële yow dañoo yóbbaale xoolal yow sa ñoo wax leneen xoolal dama ni la wax lu la neex yomb na sàcc na lu yomb na waaye foog nga tëggee. waaw léegi mais nañ jàll. léegi nag enquête boobu moo jëm ci juge d'instruction bi léegi pareegul léegi ndax police gisuñu dara. waaw moo tax it texte boobu alaxam bi lañ nañ war a alaxam. waaye léegi kon yow amul il faut jàpp kenn pour am soo déggee yéen da ngeen déparé postulat de base que lii am na ma dégg dof yooyu di wax ci télé bi rajo yi ay xaw ma lan aar lu ñu bokk yu gën xamul. coalition bu rëy la. ay dofu foofu xoolal xam lu ñu wax. déglu waxi dof bi. naan que les sanctions appropriées soient prises. mën na monsieur Tidiane Dièye mu dégg ko wax loolu waaw bu fekkee gisuñ dara lu ñu am ay sanctions appropriées xam nga yéen di ngeen yabaatee. on veut que toutes les sanctions soient prises waaw bu fekkee dara amul lu ñu jëlee ay sanctions gars yi. ñoo ngay ñii yéen ñu yabaate ngeen. ñu yabaate ngeen yéen. ba ne ñu yabaate ngeen di wàccu nañu ci mbedd foo ni mën ngeen tal dëkk bi gis nga Sénégal gi ku ko bëgg a taal yow la ñuy taal. mais bii amu leen benn preuve jël ay voyous yu jógee BBC ñu fay leen jënd leen preuve yaa ngi nii ak waa Tullow. ñu ko bëgg a taal suñu dëkk bi pour nangu suñu pétrole bi comme ni ñu taalee Libye.
taal Irak. pétrole bu dërëm génnagul comme président Macky ni mu koy waxee. waaw ñu génnagul ñu bu ñu solo rek xaalis naan jox ñu suñu 400000. waaw kon yëpp ci ay kàcc. fii kay dara ñoru fi ñu koy. waaw dañuy préparé pour taal dëkk bi ëllëg ñoom ñu ndax suñu pétrole fekk ñu ngi reyante suñu biir. diviser pour régner ngeen ñàkk fayda ànd ak ñoom ñu di ci diviser pour ñu ñëw nangu suñu réew mi. waa léegi maître ñu wax ci détenu yi. dañoo bëgg lu ñu moomagul lu ñu jëlagul lu ñu liggéeyagul. li ñu moom suñu moomee la ñuy aar. la ñuy aar. li ñu bokk ñun ñëpp muy pétrole bi. ñooñu di yëpp naa fekk yooyu nga naan lu ñuy aar aaru naa fekk la ñuy aar ñoo gën a mën a aar président mi prêter serment mu yore Sénégal ñoom lañ fal ku lay fal ñoom leen naqare ma dañoo duma yi metti ci élection yi passé seen kàccir yi ba léegi boo leen jàpp. waa léegi président Macky Sall da leen duma ba ñu dof ñu jógee ci nag di miir di gént di léeb di wàcc ay place de l'Obélisque place de la nation di def ay marche fii ak 5 ans nañ dem ñi xam dina sonn dóor kàccir yi seen yaram moo ma koy waxante ko benn jour seen yaram moo dërkiis day xasal ay dóor léeg-léeg. waa léegi prisonniers yi détenus yi nga xam ne ñu ngi loru ci suñuy kaso ak situation yu métti yi ñu fay dund ban gis-gis nga ciy am. waaw ama ci gis-gis man du ma nangu ñu récupérer loo xam ne suñ ndóol ci suñ ñàkk xaalis ak suñ coono réew mu ñàkk ci la ñuy récupérer politiciens lu ñëw ñu dal ku dee ñu dal ñu récupérer ay dee man du may jom naa récupérer mais avocat nga yow am nga ay clients yoo xam ne ñu ngi ci kaso bi métti na ma maa ngi ciy wax man ñi wote woon ba ñu yokk li ñuy dépense u député yi assemblée dépense prisonniers yi ca laa bokkoon pour ñu yokk seen niveau de vie waaw kon ñi du ñuy wax ñi léegi ñi nga xam ne seen mosu nekk ci prisonnier xanaa léegi lañ tax prisonnier dafa ay communiqué naan prisonniers yi dee nii état bi da jël ay kii ñoom kañ lañ ma sa xalaat prisonnier man yàgg naa xeex pour ñu yokk nekk ay prisonnier ci biir prison kon du tey laa ciy wax man du ma def récupération nit dee yërëmu ay bokkam may di profité ci dee boobu pour wut ay sympathie ak ay nit man du ma naa fekk léegi nag ñu ñëw nag ci dossier bu mag bi Ali Kalaj gi Ali Kalaj gi daa am benn opposant boo xam ne terrible la def tere naa nelaw président Macky tere nelaw waa Benno Bokk Yaakaar tere nelaw képp kuy féetewoo ci pouvoir bi Mais El Hadji Diouf nag taxaw ne moom lay jàmmarloo ñee mënuñ ci dara nga taxaw ne da nga koy def marquage à la culotte muy Ousmane Sonko xanaa kon foofu da ngay jàppale sa xarit Macky Sall. non jàppale wu Macky Sall. Sénégal yéen laa jàppale. li tax may jàppale Macky Sall léegi ñu jàkkaarloo même nii sax mu naan fii ak ay jours mu def loo xam ne du ma ci d'accord ma dal ci kaw. nangu leen ma ne man mii damaa am rob baa ngi nii mën nga ko filmer. fii dama ko jàng Macky Sall def ma avocat man maa am fu la jàng ba dégg avocat. du ma ñàkk fayda ba lu may def Macky Sall moom koy def loo. du ma ñàkk fayda ba lu mu nekk ma di ko ci ànd ak moom di ko neexal mais bu nekkee ci dëgg ma ne ko d'accord monsieur le président bu nekkul ci dëgg ma ne ko président d'accord ma ci li ngay def waaye Sénégal ku ma bàyyi ku ma bëgg yëpp xanaa xam ngeen ne maam noonu laa mel nag. maa ngi nii président mu ngi soog a faluwaat maa nag moom fal ko te terewul lu ma xalaat laa koy wax ba léegi naa ko Khalifa Sall war a ko woon jàpp war ko woon tëj ba léegi sama position mooy yaay jàmm war ko woon dàq Gambie est-ce que léegi man dellu naa ginnaaw ci li ma doon wax kon ñii di wër di wax ba mu bëgg ma yàq mënu leen ma yàq parce que yéen da ngeen a salte d'abord ku salte mënuloo yàq keneen ñu ngi salte ngeen ndax ay jaam ngeen jaam mooy sosal nit koo xam ni xam na ko dara la bon di ko saaga di bëgg a yàq famille di ko yàq ndax da ngay buzz ak di jàppale koo xam ni moom mooy seen chef mooy seefu saagakat yi léegi nag seefu saagakat yooyu muy Ousmane Sonko dama jóg il faut ba jiyaat damay jiyaat ndax lan ni sama xarit ne si yàlla sa Alaaji Si Lamine Niass yàlla yokk leeram nam doon doxalee képp ko xam da nga ñëw pour nax askan bi Si Lamine Niass day monté wu kuréel taxaw nii non man Si Lamine Niass du ma fekkee lii bëgguma Si Lamine Niass di dem gerte no ana El Hadji Diouf moo doon wallu de ndeysaan maa ngi rappelé keroog bi ma mujjee ñu daje foofu téléspectateur Walfadjri jox ma diplôme ba ndeysaan nga xam ne kon fan sa club bi Walfadjri xam ne jege woon naa Sidy Lamine Sidy dama ko bëgg damay koy ñaanal ma gis koo xam ne ñëpp xam nañ ni du wax dëgg muy kan déjà bàkkaar bi gën a rëcc ci bàkkaar yi à part bokkaale mooy fen te lu mu wax suba ba jot day fen muy Ousmane Sonko gën dafa tere nelaw nguur gi gën a terewul nelaw kenn Macky Sall dafa ko faalewul sax moo leen jommal ndax dañu dem élection Macky Sall am 58% moom am 15% 15% 15 fois 2 30
15 fois 3 45 15 fois 4 nga soog a jege Macky Sall parce que daf ko doublé ko daf ko dumawaat ko. ci élection yu ministre de l'intérieur am organisé. bala élection la ministre de l'intérieur organisé France ak Amérique feneen bàyyi leen waxi ñàkk fayda. militant la de. waaw déglu ma. Ousmane Ngom moo dem ministre de l'intérieur bi muy daanu moom Abdoulaye Wade. du leen sonal nit ñi bàyyi leen wax def. élection yoo xam ne ba tey mënuñu benn dëkk par exemple ñu ne Nganda wala Bignona wala Ziguinchor wala Touba wala Thiès lii la Macky Sall am dañ koo jël li Idriss Seck amoon dindi ko dafa fa Macky Sall au contraire Thiès dañ ko ñàkk Touba ñu ñàkk ko ak Macky Sall Ziguinchor ñu ñàkk ko Bignona ñu ñàkk ko fépp ñu gañe amul benn dëkk boo xam ni à part dëkk yooyu ma la waxal gagné na fi Macky Sall foog gagné it fañ ko gagné it dañu Macky Sall gagné na fi ñëpp kenn weddiwu ko waaw mu gagné leen feneen amu leen benn preuve de benn PV bii Saint-Louis wala benn PV bii Thiadiaye wala benn PV bii Tambacounda Idrissa boo gagné woon wala Sonko wala Issa Sall dañ ko jox Macky Sall amul benn contestation moo tax ba léegi élection yi amul contestation kenn demul conseil constitutionnel ni résultat yi ñu joxe d'accord wuñ ci amul ñu taxaw fi naan dañoo sàcc nu ñu sàccee nañ bàyyi fen réew mi fen bu fi nekkee réew mi di jëm kanam fen mooy bàkkaar bi gën a bon bi yàlla gën a sib gën a jéppi gën a bañ. mais lan réew mi ne dañ ko bëgg a laal ci fen. waaw di ko wër ci fen Ousmane Sonko lan la fi wax lu dul dëgg. ma ci laa jëm si ginnaaw mu fen wax di génnee di jéem a jaxasee réew mi ak waa impôt bañ dàq ko ndax mu téye gémmiñam ndax dafa rattaxle gémmiñ rattaxle bañ dàq ko muy wut lu mu dundee c'est normal mu fekk comme nekkoon na domaine pour dire que moom il est dangereux di jox délit d'initié bu nekkee domaine gis nga benn dossier boo xam ne ay milliards la mu génn rek dem ni leen man de domaine laa doon liggéey dama leen xam bu ngeen ma joxee dossier bi dàq Tahirou Sarr léegi fay leen seen 94 milliards ndax yàgg na léegi mu desee ñoom protocole d'accord bii déjà suufu yëfu jaam la xam nga nit ñi nekk ci benn dossier bi Tahirou Sarr nga bëgg koo suufu yëfu gor déjà Sonko li def yëfu jaam la def yëfu gor fekk nit nekk ci dossier nga bëgg koo suufu ndax am na alal ju bëri ju ci génn mu dem jël yenn famille yi nax leen ni leen bu ngeen signé ak man protocole bii léegi ñu fay leen ñaar am na man xam naa rouage yi fa laa doon liggéeyee xam naa fi may jaar mais beneen bi dañu maa ragal lañ sama làmmiñ boo leen tamee ndëmb rek ñu fay 94 milliards 94 milliards yi benn titre foncier la bu état bi jëloon wala jox ndàmpaay lébu yi léegi bi gouverneur arbitré gouverneur de Dakar état bi waroon na fay ay 147 milliards wàññi ko ba 94 milliards ne lii la état bi mën bañ signé ak léegi bañ nangu. protocole d'accord baa ngi ne Atlas mooy société boo nga xam ne jëm xam ne moo ko moom. Isma Ba boo waaye jooju dafa def gérant. li koy firnde Atlas ak famille héritier li koy firnde mooy signature Sonko ngi nii mu dem ci réunion ba Atlas ba signé nii famille lébu yaa ngi nii feuille de présence baa ngi nii. pour xoolal dem bindee Ousmane Sonko xoolal affaire triant yi dem bindee Ousmane bi ak Sonko ñëpp bind ba leer moom muy def loolu mel ni médecin la bind médecin. Ousmane Sonko bi ngeen ko bindee. ah. boo ko xool baax a baax doo ko xamee. après ku ba tur topp. Samba Ba. Isma Ba. ñu ko bindee ñoom ñaar ñëpp def affaire triant di bind ay bind yoo xam ne du leer. xoolal seen numéro téléphone ñëpp a bind ñoom ñaar ñoo topp seen numéro téléphone. ñaari cas yooyu rek. numéro waaw. xam nga un crime n'est jamais parfait. mooy booy sàcc il faut mu am lu la feeñal après. waaye seen numéro téléphone waaye si ñoo signé fii Sonko signé fii ak Isma Ba. ñaari cas yi ñu topp ñoom ñaar xam nga bu ñu def réunion ñaar yi denn bu ñu feuille de présence boo bindee jox ki la mu bind. Sonko bind jox Isma mu bind ñoo denn ñoo taxaloo tur yi ànd
déjà ci nit ñi toogee ci réunion. ñaar ñi far ñooy dende. boobu bis Sonko signé jox ki mu signé jox keneen mu wër alors jàpp jàllale. Issa jàpp jàllale. affaire triangle mooy ñëpp def sa numéro téléphone ngay nëbbatuwaale ci suuf. moom mooy prévoir ëllëg mais li ko gën a feeñal. ci date bi lan la le 6 août 2018 avant élection yi. le 6 août la woon 2018. mooy juróom-benn weer avant élection yi di ñëw juróom-ñaari weer à peu près juróom-ñaari weer avant élection yi. li ko feeñal mu ngi ni honoraire yi muy laaj parce que xale bi xaalis la bëgg. Sonko ci xaalis lay dox suba ba ngoon jot wut xaalis te wut tiit honoraire baa ngi ni honoraire honoraire. ñaata la. li nga honoraire ah honoraire li nga di honoraire. honoraire bi mu ne les héritiers s'engagent à rémunérer le cabinet Atlas sur la base des sommes ou valeurs recouvrées sur le titre foncier. Cette rémunération est déterminée par une quote-part de 12%. mu ne héritiers yi dañuy engagé mooy décider nañ bu Sonko jëlee dossier bi bu paree lu ñu ci jot am na ci 12%. 12% 94 milliards mooy 11 milliards. juróom-ñaari weer avant élection yi comme ça mu am lu mu campagne protocole d'accord bii du ko mos a wone coow lu yëpp milliards yi fay guñ ko de. waaye boobu bëggoon a sóob coow gars yi ragal ko fay xaalis bi man ko waxee woon lébu yi te alors que am na ay contentieux li ci biir procès bi mu ngi yëg tribunal di yëg wàcc. mais bi gën a garaaw du bii de bi gën a garaaw sénégalais yi yéen laa bëgg a yee bi gën a garaaw ci njublan boobu. mooy lan. mooy li ñuy wax article 5 confidentialité yow de chaque jour nga dégg Sonko di naan nañ publier contrat pétrolier yeeg lépp war a leer moom dafa ñëw pour leeral même assemblée da ngay dégg léeg-léeg nekk sa waaye moom lu ne mën la bëgg chacune des parties article 5 du protocole s'engage à conserver confidentiel tout document ou information échangé ou communiqué dans le cadre de l'exécution des termes de ce protocole d'accord. mu ne protocole d'accord bi confidentialité bu ko kenn génne nañ ko nëbb ñu nëbb tant que partie yëpp d'accord yi pour ñu génne ko du génn. il faut ñaari partie yëpp d'accord sinon confidentialité article 5 ngi nii confidentialité. confidentialité. ngóor ne ngóor mi dénoncé di leeral souvent ngoon naan ay feer falay meeg lu ne mu dugg ci wax te xamoo ci dara nekk de ngóor moom bu ñu jéem a ndogg ci nit ñi di lekk seen xaalis dana bu ko kenn yëg. mais est-ce que lii du ci liggéey bi moo tax mu laaj loolu. man waxuma ci ay liggéey. moom day liggéey moom du avocat di. cabinet consultant la di. waaye du cabinet avocat pour jëlee yóbbu di tribunal jël ay xaalis. même lii à usurpation de fonction. moom du avocat pour représenter ay nit pour xaalis leen jëli seen xaalis fii avocat yi ordre des avocats mën na ko yóbbu ci yoon. liggéey bi liggéey avocat la. avocat booy défendre nit. pour jël mais 47 milliards yi mu ne viré nañ ko xam na compte bi te bu ñu ko weddee mu joxe numéro bi. waaw doo ko laaj yéen man naa koy laaj naa ko amul bi mu ko weddee ba léegi man dama def conférence après ni ko waxoo dëgg. Sonko da ngay kàcc. ma ne ko billaahi wallaahi taalaahi doo ma sa génn firnde bi da waxoo dëgg da ngay kàcc barke alxuraan ak sama turaay bàmmeel te jullit laa ak xam te Sonko jaralu ma sama bàmmeel jaralu ma ñu dama lakk wala dama dur ay yére yoon Sonko jaralu ma sama bàmmeel Macky Sall jaralu ma ko kenn jaralu ma ko ñàkk ma fayda ba doomu aadama ko man jaralu ma ñu damay di dee dem àll dem safara mais dafay kàcc waxoon na ko est-ce que gis nga mu génne ko. non day xaar Mamour Diallo weddi ko. mais man avocat Mamour Diallo weddi naa ko Mamour Diallo weddi na ko man ma def conférence de presse ak ci turu Mamour Diallo yow nañ fa du wuti xam-xam. ah. xanaa fekk bi may def conférence de presse bi. bu baax. waaw du ci turu Mamour Diallo laa wax. mais xëy na moom day bëgg Mamour Diallo am fitu taxaw publiquement. mais yéen lu tax yéen ngeen ñàkk fayda yéen journaliste yi. lu ñu ñàkkee fayda nag maître nag yow. yow yéen journaliste non lu tax du ngeen ko laaj man nee naa amul oo leen yéen presse bi yëpp ñu leen bu amee je lui lance un défi mooy nee naa ko billahi barke alxuraan doo mës a génne preuve bu wane ni viré nañ 46 milliards ci compte Mamour Diallo ci dossier titre foncier bi wala 94 milliards waxoo dëgg da ngay kàcc barke Nabi Moustapha barke alxuraan ak sama tëraay bàmmeel barke yàlla ñu gën a foor yëpp borom kun fa yàkkoon waxul dëgg Ousmane Sonko ci boppam
li ma naqari mooy kenn ñëwul taxaw ne ko Ousmane yaa waxoon ne bu ne laajee preuve nga joxe ko jox ñu preuve bi laaju mooy avocat Mamour Diallo nee na preuve amul xam nga lu amul yow mënu koo prouver xam nga mënu ma prouver lu amul xam nga li amul ku deewul nga ne dee na nu may waree boobu dee na si deewul. est-ce que bañu laa. waaw mais man ñu ne léegi ñu ne Ibra Dieng dee na. man ma ne Ibra Dieng deewul kan moo war a waree Ibra Dieng dee na Ibra Dieng deewul wala deewul parce que deewul ki di dee na du ma war a waree dee na wala. est-ce que moom bëgg na la tontu. est-ce que moom xaaral bu koy sama diggante ak moom. ah Ndeye Fatou sarax ma ne amal tuuti auteur xam nga wax ci kanam yaa dafa c'est trop sérieux bu ko def ay affaire ay Mamour Diallo ay. mais bu ma defee ci ngir yàlla moom lay accusé non bu ma defee ci moom lay accusé débat day am niveau. waaw mais moom lay accusé. non kenn musul dégg mais débat day am niveau boo accusé nit am na droit jël avocat xanaa. ku accusé nit kooku du am droit jël avocat. bien sûr. waaw avocat wax ne lii ñu ko waxal sama client du dëgg nit ki ko wax dama ko défier na indi preuve presse bi avant may wax presse bi moo waroon laaj preuve moom par la force. ni ko doo ñu bindaloo loo xam ne kat ëllëg ñu dañu yóbbu ci yoon te amuñ benn firnde dañuy violer son déontologie ndax xam nga directeur de publication journal bu bindee dara ci journal am auteur bi complice la boo amee diffamation dañuy condamner directeur de publication bi même journal bi mën nañu ko tëj pourtant benn journal bu bind ci affaire Mamour Diallo 94 milliards yi joxul firnde soo ko jox ko firnde ni ko lii maa wax mu ngi nii preuve baa ngi nii te ñëpp bind nañ ko te yoon mayul benn journaliste mu bind loo xam ne vérifié wu ko dañ ni wala déontologie. le journaliste doit vérifier. ah loolu xam nañ ko. may ma jàngee nañ ko. may ma rek xam nañ ko. le journaliste doit vérifier la source mais il doit. mais ne révèle jamais. la source waaw mais pourquoi vous vérifiez pas la source. li ngeen wax kenn jël moo vérifié ba gis ko. ci lañ dëkk. non xam nga dama la laaj xam nga day faral man dàgg santé wu ma. dama la posé benn question dama non attaque ma leen non attaque ma leen qui aime bien châtie bien dama bëgg ñu di la utiliser dama lay laaj dama ni. seen déontologie c'est-à-dire vérifier la source mais vous devez la protéger. est-ce que vérifier ngeen ba gis 94 milliards ba gis firnde yi. versement yi moom ne 94 dugg na nee na 43 milliards. 43 vérifier ngeen ba gis 43 yi dugg yéen. su jotee neen dina wax fan la. non waxuma nag jot na xam nga moo wax gisee leen lii dugg na mais loolu mu dugg ngeen bind ko ndax jox nga leen preuve bi man dama leer man sëriñ bi ñi may seetaan yéen ñëpp man dama leer macha allah nee na laa am na preuve fi na ni du dugg na damay nekk procureur oo ma loolu la waxoon yàlla woo yàlla bi dara tawul affaire pétrole bi jaar fi procureur dafa appel à témoin ñu ne ko kaay ci procureur mu ne ma dama wax procureur Macky Sall te moo doon moom procureur lay waxal kooku yëpp. mais def na ñaari plainte moom nee na ci juge la jëm. waaw léegi bu njëkk mais bu njëkk procureur la waxoon. waaw. waaye nangul nga ma ne bu njëkk procureur la waxoon. waaw. nangul nga ma ne mu ngi soog a wax juge bi temps yi passé. kon bu njëkk bi ma la waxee ne procureur laay day léegi dafa ñu yeboon. dafa defoon lettre am. defoon na ko noonu nañ toll ci boobu ba pare kon gëmatoon li mu doon wax naan procureur bu ma ooyee may na ay preuve bul tëb boobu bu ko enjamé bu ko tëb xam nga xale bi day fen rek bul tëb boobu dafay manipuler nit ñi dañoo man bu ñu ma ooyee procureur ma joxe firnde yi. waxoon na ko wala waxu ko. waxoon na ko moom. waaye defu ko dañ ne gor ca wax ja. parce que amul preuve bu mu joxe parce que affaire bi amul day sos day kàcc. ma jox la preuve ni masul porter plainte ci procureur plainte la bind nii te laal di jox ay firnde yu wenn Sonko du wax dëgg ba muy dee jomm naa ko dëgg kii yàllaa xam kii ko jox réew mi mu jaay réew mi fan ngeen ko jox réew xool xam nga lu mu bind plainte pour détournement présumé de deniers publics déjà présumé mooy mën a wóoru ko. waaw parce que. non mais ma rek présumé. waaw kay ma lire. Monsieur le procureur de la République, après plusieurs mois d'investigation, nous mettons à votre disposition des éléments qui pourraient être constitutifs d'un détournement de deniers publics, qui pourraient être, maa ngi lay yëgal ni am na loo xam ne mën na nekk néewul am na détournement de waaye mën na nekk détournement. mën na détournement de sur plus de 100 milliards. dans lim 100 milliards yi mooy ñaari titres fonciers yi ah monsieur le procureur Ousmane Sonko. ci turu Pastef la ko defee. waaw. ah mooy njiitu Pastef bi. kon Pastef boo bind procureur te porté plainte kenn kan lañ porté plainte fii yaa ngi benn tur. mais dafa yëgal procureur rek piste la ko wan. tudd na fi Mamour Diallo.
tourné bi titre foncier bi ne problème yi yaa ngi titre foncier bi ci kii bi. waaw mais lu mu ci mën a doon rek maître moom. xoolal. waaw. tudd famille Lébu yi. léegi procureur boo doon def enquête fii kan lay oo. moom Sonko la war a woo di moom mi am information ba mën ko wan ci ay preuve. waaw porte plainte kenn kii day fond bu ngi mel ni ab def bu remoon ci koñ bi. waaw te procureur woowu ko. yow tey maa déglu. yow procureur li ñuy rey ci nit li ñuy sàcc ci nit li ñuy dóor ci nit li ñuy dóor jabaram ñii di toj ñi am ci problème gendarmerie police yëpp ci procureur la ñuy def chaque jour yow kii porte plainte kenn waxul dara day abusé la galerie yow nga romb procureur bi dafa leet benn def romb rek di procureur am na lu ma yaakaar détournement de 200 milliards la point waxoo 200 milliards kan moo ko détourné fan lañ ko détourné kan moo ko moomoon ñu détourné ko bañ ko koo jox procureur kenn lay oo dof fi ko bind da koy oo day am temps dof bu romb bind leen procureur ni ko am na daal ay 100 milliards yoo xam ne yaakaar ne dañ ko war a sàcc député la 100 milliards waxoo fan la jógee député ko ak njiitu déglu ma 100 milliards waxoo kan moo ko fay waxoo da diw moom la ne woon Mamour Diallo ko jox xam na fi mu dugg turu fi Mamour Diallo xoolee rek ndax jëf fi Mamour Diallo turu sa famille Lébu yi pour ñu mën leen oo laaj leen dara kii farceur kii cinéma lay def ndax bu dala ñoree ba ngay bind plainte bay déposé da naan plainte contre telle personne ngir léegi lii waaye neewoo diw laa porté plainte neewoo diw mu jël alal neewoo compte sangam la xaalis bi dugg xam nga ma amoon preuve dana ne compte sangam lañ ko dugal ci plainte bi day faa da jéem a am xam-xam tuuti plainte bu leen day faa boo jël xaalis da naan day faa jël na xaalis boo xam ni dañ ko wiyoon famille nangam xaalis booba ca compte sangam lañ ko dugal procureur daal di convoqué banque bi xool oo ndey faa oo ña moom xaalis ba ak te viré xaalis ba muy waa trésor ndax impôt du fay trésor ay fay. waaw léegi Mamour Diallo comme moom publiquement la ko Sonko accusé lu ko tee porter plainte contre Sonko pour diffamation sax. yow Ndeye Fatou bàyyil waxi ñàkk xam-xam. ah. xam nga loolu Sénégal yu bëri di wax nag naa féq. waaw wax day am sens. fu lay joxoñ baaraamu. plainte bi danaa ko man maay porter plainte nit da jël avocat mu porter ko plainte. man maay porter plainte. bi ma ko tàncee wane ne waxul dëgg mu ootee di wax affaire Falémé di wax affaire faire de la Falémé mu wax na ci lu yàgg yi yëpp. waaw yëpp. mu baal ko ñu koy bind nous sommes au mois d'octobre 2018. mu baal bind scandale le scandale du siècle ak caractère Macky Sall ak. loolu Mamadou Lamine Diallo sax wax na les dessous d'un crime économique Mamadou Lamine Diallo waa PDS wax na ci ba sonn. kon bis boobu mu ñëwee di wax ci affaire ay faire de la Falémé boobu dafa fekk dafa dof dama ko tànc. ñu ko génnee na ma preuve yi comme lundi laa wax mardi ba mu convoqué ñëpp pour mercredi ñëpp foog nañu indi preuve yi mu ñëw di ay faire de la Falémé pour daw. bi mu convoqué 3h 15h ma convoqué 17h. wan leen la ma waxoon rek 17h daal la wane du génne preuve. maam Diallo blanc comme neige bu génnee preuve 17h yow leen journal di ma preuve yaa ngi nii ma xaru. xam nga ko convoqué 15h le même jour ma convoqué 17h. pour tëjal ko mu ñëw di ay faire de la Falémé loo xam ne waxoon nañu ko fi ba pare. te dossier bi c'est dépassé c'est périmé. mais am nga loo ko menacé woon ne bu ci tontuwul di nga ñëwaat wax mais gisaatuñu la. loolu maa ngi koy déglu loolu jotawul maa ngi koy déglu. dama koy may temps joxe woon délai waaw maa ngi koy may temps wala da nga ko prolongé. non may sept temps boo neexee ba waxaat ci dama bañ a la teg ci télé yeeg rajo yi taay waaye dana ci ñëwaat bàyyi dama sama temps de communication. déet da nga joxe woon délai rek. c'est que bëgguma ñu jaxase affaire boobu. ak affaire bi laa bëgg bu jeex tàkk ba pare. bala ñuy bala may. lii koy jeexagul comme commission bi pareeguñ ci procureur plainte bi ñëwagul. xam naa après dinañ ci mais lii faux dossier la. ndax fen la fen ngoo boo xam ni xam nga fen moom du mën a law nii rek mais du ma sa gañ a dëgg. waa ji xaalis lay wut Tullow Oil mii. war naa leen moo koy financé fii moo ko joxoon xaalis bi bu xaalis baa ngi nii nee na benn Ousmane a young and emergent political leader mu ne moom la ñuy dimbale fii ñuy envoyé ko dollars yaa ngi nii centaine de dollars yaa ngi nii. centaine de milliers de dollars yi. léeral anglais yaa ngi anglais. léeral. 195 millions. de dollars. ah xoolal bi fii. loolu fu mu xaj ci Sonko. du ma tax mu dëkk bañ dem ay diaspora fa di jaagar di wut ay siège def lu ne nekk ca. fi mu ne lu ne lay def fi mu ne lu ne lay def. waa diaspora dañ ko doon cotiser de maître. du dëkk booy di ko saagaal suba ngoon mu di leen fay. fi mu nekk mooy le patron des insulteurs publics. groupe insulteurs yëpp mooy seen bàyyi fi ne nii. moom ci boobu day saaga. ku contre dee di saaga ba saaga màkka
Makka. waaw. moom julli ci fii la ñëw daa ci ñëwaat léegi fii la ñëw bind Mamour Diallo di ko laaj terrain moom da ne ko grand dama ko làqoon de si de kër góor gi terrain ba demande de régularisation da bàyyi te am na kër ba pare kër si de kër góor gi waaye lu fa nekk terrain yi da ko bëgg a sàcc ndax loolu dëkkee woon ay terrain aéroport yi yëpp la sàcc jaay lekk dama porté plainte bu dee waxu ba dégg ma ngi preuve yëpp ak témoin yi kon lii la meree Mamour Diallo ak yu bëri ak 94 milliards yi Mamour Diallo teg tànkam ni dossier bi daal leeral bu mënu ko fay parce que Mamour Diallo mooy terminer dossier pour jox ko trésor fay mu bu ko xooxatal bu ko jiñee dem kooku ne trésor fayal waay. waaw mais nañ ñëw nag ci bombe bi. nga nekk avant bombe bi moo financé campagne yi Sonko. nu ma waxee damaa làqoon terrain bi jox ma ko dama koo làqoon ma def ko siège Pastef. mais xëy xale bi ñëpp la de. mais Sonko prix forest la ba assemblée ba léegi nii prix forest la 15% yi yóbbu ko assemblée. 15% yi xam lu ko may. Casamance bii xëy na am na ko waxoon ne ay rebelle la nangam ñoo ñu otel ko. deuxièmement Khalifa Sall demul. xalifiste yi xam ngeen association boobu kooku Lafia wala keroog bu kii ñoom Sonko lay woteel. parce que xalifa yi. bien que demoon na leen dem leen ci Idrissa Seck. waa kay Karim Wade dégg li wax ci affaire Karim Wade day ñëwaat. waaw mais Karim Wade moom loolu dama jox tey. mooy ma rek loolu ñoom ñëpp. yow yaa ko waaw loolu dafa nekk mu tontu ba pare ba sa ci wax bu ma divertir léegi ñoo ñëpp ànd woteel ko kon moom li mu am loolu la doon di ñaan yàlla bu xalifa génn Sonko loolu lay ñaan yàlla bu Karim Wade ñëw déglu ma yàlla bu Karim Wade ñëw yooyu yëpp dafa nekkoon ci mbiram plus le vote identitaire le vote régionaliste yooyu aussi baaxul ci réew njëkkeewu ko fi waaye may ma rek njëkkeewu ko fi waaw d'accord mais li wóor mooy ne da ko bandum band li wóor mooy demoon na fi élection ànd ak Imam Mbaye Niang ànd ak Diallo Diop ànd ak yoonu askan wi am prix forest waaw mais maître kon kooku moom yow financement bu benn saa taxawee naan pourquoi laa ju di attaqué Sonko waaye yow journaliste boobu man yow amal jom yow télé bi nga nekk moom moo télé bi taxaw di défendre mel yaa avocat Sonko bàyyi journaliste mais dama xam journaliste boobu ma xam na la kooku ku la xam la ku la xam la journaliste waaye ñooñu du ma seen morom ñoom nañ nekk taalibe Sonko muy seen bàyyi lu mu ci waaw lu mu ñu ñàkk jom di ko tarbi sama muy man preuve laa ko laaj ñoom bu ñu amoon ful waa léegi la Diouf taxal na la nee na amoo benn firnde waaw mais damaa bëgg nga woon ma preuve fu Karim Wade financé campagne Sonko dama loolu dinaa jël du yàlla koy jox dama ko dik presse bi yëpp tey du yoon ma di ko jox yow kenn dama def conférence de presse dik ko Sénégal kon du ma wax ci loolu am nga preuve yi man du ma wax dama amul preuve bul nekk avocat yi bu la wax ma gëm te boobu ma ko waxee ba léegi tontoogul mais kon Sonko am na xaalis de te loolu financé na du moom rek Karim Wade financé ko du moom rek kon xanaa moom milliardaire Atepa Goudiaby bi financé ko waaw kon milliardaire la xanaa moom ëpp na ay milliards non yow xamuloo njublang ci politique man nga la jox lu ne dóorkat dafa am dóorkat politique dóorkat yi façon yi léegi dóorkat politique moo gën a garaaw léegi xam nga temps yàllaa ko weer nag boobu mooy bombu réew bi ci yan ko wala presse mujj bi ba war a tontoo waaw yàlla toroxal ko ci naka fu muy waxtaanee xaritam bi jógee Màkka mën naa la ko woon nii mu ne ko boo yàlla naka Màkka kooku ni ko way ça va metti woon na mais neex na kooku ni ko ma dem mooy delluwaat VIP yaay dem wala sax invité de roi fekk jël nguur gi fu mu bëgg def taxaw seetlu soo ko ni ko man de ba may dem xaw ma woon waaye ku ma jox na ay milliards du ba demati Màkka mu ne ko kooku ne ko ay bandi lañ de mu ne ko ils sont pas bien mu ne Màkka ay bandi lañ ils sont pas bien boobu léegi nañu koy nëbb nit ñi fexe nañ ba bëgg a verrouiller information boobu te yàlla moo weer Sonko di jullit te muy dem juma di dem julli naa fekk mu noonu lay mel di hypocrite ak naa fekk ak rambaaj ak seytaane seytaan day ñëwee ne beneen mbubu pour nas yàlla yi ni Sonko mooy ñi nga xam ne ñoom dañu contre mu am ay xablu Sëñ Tuuba ak ay Alaaji Maalik ñoom ñoo teg tomb yi nekkoon Tombouctou ñoom bëgg ziyaare yonent bi fi mu tëdd sallallahu alayhi wa sallam ñoom bëgg dem ci Kaaba ga dañ contre loolu ñoom ñoo bokk aram yi ñoo bokk mais moom tontu woon na ci loolu dafa daw lu mu tontu woon tontu doon de lu mu tontu woon rappelé ma ko boo ko Cheikh Yérim Seck laajee dafa daw ñu ko yuuxoo Cheikh Yérim Seck place de l'Obélisque booy di ko yuuxoo ndax du tontu ci boobu duñu tontu de mais yàlla moo ko wone mooy coowal salafiste yi
coowu salafi mu ngi nii Sonko sax salafi yu gën xoolal parce que moom du jullit mu ngi wane na ko fii. non loolu kay boo ko laajee suñu monteuse mun na ko génne ndax ñun Walf. waaw noo ko moom damay wan image bi rapidement. parce que loolu kon génnee ko bu dee dafa am solo daf ci am solo. bëgg may wax ñu di ko weddi mais damay sos. man kay may dama tudd VIP laay dem bi yoon moom semi VIP. kon yaa ngi xalaat dara déjà. mais non après. bu jëlee réew mi waaye boobu sax invité du roi la. man de invité du roi am boo ko bëgg. débat lu tax. waaw confirmation. bi ma fay dem xamagu leen moo nekkoon waaye léegi sama doon tey loolu di jàpp ñoom. bànn lañ ne. comme ça bien. xale yàlla weer na leen weer bu njëkk bi mooy. yaakaar si nañu nekk ay invité du roi moom waayam yooyu topp ci moom son adjoint. dégg nga dañu waxee de ñun de bu nee yoon daal man damay dem xam naa VIP wala invité du roi fekk ñu jël nguur gi kon ñoom li ñuy reproché nguur gi naan nguur gi dañuy noos ñu ngi xalaat déjà ñoom ay VIP ak invité du roi jàggal. waa léegi maître loolu ba pare boobu première dimension mooy ñoom ñu xalaat nañ jël nguur gi pour noos mais deuxièmement mooy soo ko defee noonu man du ma dem. parce que man gëmuma màkk ko jox ay milliards du ma dem màkk. mais xoolal ma ñaari dimension yi kii pour noos yaakaar si ne donc yàlla ko feeñal mooy ñoom bu ñu jëlee nguur gi ba nekk invité du roi xam nga ñuy xalaat noos yi ëllëg bu jëlee nguur gi donc ñoom du rupture li ñuy wax. dégg nga naan ay duñu candidat anti système parce que système bi mooy def ay VIP ak ay invité du roi bu ñuy dem délégation du président loolu c'est le système. mu ngi xalaat moom remplacer système bi par le même système mais deuxièmement ñu ngi wane seen bopp ñoom duñu ay jullit. ndax ku mën a am ay milliards te doo dem Màkka. mooy da ngaa weddi yàlla weddi yonent bi. man de dama ci commentaire ndax nit ak diine moom. non dama ne koy seetaan si la mi ñes moo def ko dina ko commentaire ndax moom dafa ñëwee. du yow si du yow de. déet maa dul dugg ci diine si la mi ñes si boppam moo dul yow dafa am xam-xam. si la mi ñes du kenn. walaay si la mi ñes Sénégal la jooy. tey jii ñëpp ngi ne pat maa ngi ñaan chefs religieux yi xalif généraux yi imam yi. maa ngi ñaan Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Ñaseen fépp ba mbind Gunaas kuy jullit Sénégal nga jooytu lii waa Jamra Sonko mi noonu l'islam la. mi loolu moom la concerné de. moo demul taxaw ni yàlla li mu wax ci l'islam. xanaa du moom la concerné. yonent bi li mu wax ci dem Makka. moom la concerné mais war na ne moom l'islam amul ndax islam dafa fonk Makka mu ne Makka baaxul. met maa ngi lay gërëm kon képp koo xam ne jullit nga. tey Sonko tooñ na la. waaye nañ koy nëbb nag ñu bëri gisaguñ image yi moo tax bëgg Sénégalais gis ko xam ne moom dafa am doole ci presse bi ak ci média yi ba mu defee njaaxum lu toll nii ñu di ko nëbbal waaye Sidi fi nekkul et Sidi. met maa ngi lay gërëm sa gi lay jooy ba léegi yàlla na yàlla yokk sa leer. amiin ñu lay jaajëfal bàyyi la nga tàggatoo. xanaa fi ma commencé woon laay terminé. di jooy si Lamine Niass ba léegi rek jàmbaar ja. dama fàttali sama bopp. doon wéet ci xeex. ànd ak yow ba nga falu. mu dina dal ba nga fa Sidi da laa bañ. ba nga def ko noonu ba nga ñëw pour couper bëgg a fermer Walfadjri fekk jàppale woon na la ba nga falu.